jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal Info TV yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag xam ngeen ne atum 2021 ma ngi waaj a jeex ñuy waaj a dugg ci 2022 ñuy ñaan bu baax a baax atum 2022 nekk at moo xam ne atum naataange lay doon atum mbégte at moo xam ne ñëpp dañuy am jàmm at moo xam ne ñëpp dañuy am xéewal gu saawaan baawaan ñu koy ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk internautes yi nekk ci biir réew mi ak nekk bitim réew di ñu topp ci Bawal Info TV mbokki nag bu loolu jàllee dañu leen di defal li nga xam ne moom mooy rétro 2021 émission yi nga xam ne def nañ ko ci 2021 bi ci biir atum 2021 bi yépp dañ leen koy tegalaat defal leen genre rediffusion maanaam rétro émission yooyu lañ leen di tegal su ko defee ngeen mën a comprendre xam ne du émission bu bees waaye émission yi ñu def ci 2021 bi dañ leen koy tegal benn par benn jërë ngeen jëf wéy leen di ànd ak Bawal Info TV. mbokki nag tey ñu am mbégte daal di invité maître Massokhna Kane moom nag moom mooy njiitul SOS consommateur muy jiite ak kuréel goo xam ne daal dafay taxaw si li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi ak li askan wi di ñaxtu moom la ñu invité tey fas yéene waxtaane nag njëg yi nga xam ne nemmeeku nañ ne yu baree bari jamono ji njëg gi dafa daal di yokk ci réew mi dinañu waxtaane tamit lu jëm ci wàllu mbënd mi ak wàllum location bi nga xam ne ba léegi nii dafa daal di cher ba jéggi dayo maître Massokhna Kane am nañ mbégte bu baax a baax invité la ci Rewmi FM. jërëjëf Serigne Abdoul Khadr maa ngi nuyu di ziare askan wi ñuy déglu yëpp mbooloo mi ñuy déglu di la nuyu yow di la sant ci invitation bi di nuyu waa kër gi di ñaan yàlla liñ fi wax mu nekk njëriñ ci askan wi. maître Massokhna Kane jamono ji xel yu bëree bëri du ñàkk dina dem ci yow ndax yow yaa jiite SOS consommateur ñu gis ne ay bés ma ngi nii njëg yu baree bëri ci ay produits dafa daal di yokku loolu yow lan moo ci sa xalaat en tant que ku jiite SOS consommateur. waaw affaire njëg denrée yi problème bu rëy la te mi ngi bëgg a yàgg te. gouvernement bi lim ci waroon def mooy d'abord mu convoquer conseil national de la consommation pour que nit ñi waxtaan dajale seeni xalaat proposer ko gouvernement bi mais loolu mën naa ni amoon ndax ndaje ma ñu woote d'abord ñañ ca invité ñi doon ndeyu mbill gi ñëwuñu. mooy ñan mooy compagnie sucrière par exemple mën naa ci citer Suneor pour affaire diwlin bi ak ñeneen ak ñeneen ñëwuñu. ministère des finances ñëwuñu Sonacos ñëwuñu donc non seulement ñëwuñu te loolu dafay wane manque de respect bu ñu amal askan wi parce que ñoom ñoo war a ñëw expliquer mais du ministère du commerce moo war a ñëw di expliquer or li ñu gis mooy ca réunion ba ministère du commerce moo ñëw expliquer lu tax njëg yi yokku nam ko expliquer nag moom daf ci dàq responsabilité wu état du Sénégal wax ni lépp ci kaw situation internationale bi moo ko waral ba mu waxee li muy wax ba pare dafa daal di ni mesures yii laa jël donc gouvernement bi moo ñëw wax ñu mesures yi mu jël nee na jël na 7 mesures juróom-ñaari mesures te loolu taxul a jóg conseil de la consommation. conseil national de la consommation d'abord ministre bi ñaari at a ngi nii convoqué wu ko alors que loi bi dafa wax ni dañ ko war a convoqué ñetti weer yu ne au moins ak saa yuñ ko soxla saa yu ko situation laajee mais minimum mooy ñetti weer yu ne conseil national de la consommation war na daje xalaat ci affaire consommation yépp ci affaire concurrence ak ci affaire njëg yi ak même ci li ñuy wax les grandes orientations de la politique de l'État même loi bu ñu war a def sax mu jëm ci affaire consommation affaire njëg conseil national de la consommation dañu war a daje waxtaan ci weccoo ay xalaat bu ñu paree la nga xam ne moom la ñu taxawal la ñu arrêté ci ay conclusions ci ay recommandations ñu jébbal ko état bi mais du état mooy ñëw rek
ni ñu voilà lii ak lii moo xew sur le plan international ñun mesures yi lañ jël. loolu du rôle conseil national de la consommation te du rôle état ñun nag li ñu gis mooy loolu maanaam tuur lëndëm la woo. d'accord léegi ñun loolu tuur lëndëm lañ ko mën a woo. léegi maître Massokhna Kane ci conseil national de la consommation comme li nga wax loi bi dafa wax ne ñetti weer yu nekk war nañu ko convoquer su dee tamit dafa am urgence lu jàmp tamit ñu woote ko daar. état bu Sénégal kon respecté wul loi bi ndax wootewu ko ñetti yoon yu nekk ci ñetti weer yu nekk ci at mi kon yéen conseil national de la consommation bi ñuy wax ni ministre des finances ñëwutoon ministre du commerce ñëwutoon. moom doomu moo fa ne woon. dafa yebale woon wala directeur moom ci boppam moom si comme ñëwoon na. léegi compagnie sucrière sénégalaise ñëwutoon ñi nga xam ne ñoo yor wàllum diw gi tamit. ñëwuñu woon. ñëwuñu kenn ñëw. waaw léegi lan nga jàpp ne moo tax ñëwuñu. ñàkkal solo bu ñu ñàkkal solo conseil national de la consommation ak manque de respect bu ñu am ci askan wi parce que ndaje mu day noonu ñëpp di ko xaar yow ñu woo la war a wax ci affaire suukar te yow nga yore suukaru Sénégal. ñëwuloo bàyyi ba loola passé nga dégg critiques yi ñuy def ngay def ay publi reportage ci ay rajo ay télévision di wax naan man am naa stock di wane ay camion di wane ay stock di wax say waxi bopp. di génne article. waaw loolu manque de respect ci askan wi mënu ko passé. yàpp autorités yi aussi mënu ko passé. waaw mais ministre bi tamit dégg nañ ko foo xam ne Aminata Assome Diatta moom muy tubayul compagnie sucrière sénégalaise. waaw loolu moom def na ko directeur am aussi directeur du commerce intérieur moom it def na ko ñoom dañuy défendre compagnie sucrière te loolu du seen cër waruñu ko défendre compagnie sucrière moo war a défendre boppam ci problème yu mel nii parce que ministère bi dafa war a nekk dafa war a tëddee njaaxaanaay moo joboote ñëpp moo war a réguler marché bi moom moo war a défendre intérêt consommateurs yi sans pour autant mu sacrifier intérêt ñi nga xam ne dañuy jaay ak di produire moom dafa war a nekk ci digg bi waaye warul di faral compagnie sucrière te loolu daf fi yàgg Sénégal te daf fi war a deñ. d'accord mais même commerçant yi aussi ñoo ngi wax monopole bi ci am ci suukar si. monopole bu ëpp fu juróom fukki at ñu jox ko compagnie sucrière saa yu nit ñi waxee affaire suukar bi ñu ne ñun bu ñu indilee problème dañuy dàq ay employés te nee nañu léeg-léeg ñu ne 5000 employés la ñu am juróomi junni employés des fois juróom benn junni des fois juróom-ñaari junni te mën nañ ni 80% employés ya fa ne ay saisonniers lañu dañ leen di jël bu canne à sucre bi ñu war ko planter wala ñu war koo dagg pour def canne à sucre bi kii ko bu ñu ko waree góob ci lañ leen di jël donc saisonnier ay weer lañ leen di jël. donc genre journalier te ay weer lañ leen di jël. te day am accident de travail yu bare parce que da ngay gis ñoo xam ni jaas yi ñu yor di gor canne à sucre bi dañ ciy goraale seen tànk wala ñu gor ci seen loxo am na accident yu bare donc chantage boobu moo war a deñ ndax compagnie sucrière ba muy commencé état daf ko jox 17000 hectares 17000 hectares lañ ko jox gratuitement ba pare ñu ne noonu ñu yokkal ko ñu jël 6000 hectares yoo xam dañ ko waroon def bassin risicole war fa bay ceeb ñu jox ko te ba léegi exploité wul lépp d'ailleurs bi ci tegu mooy état amoon na prêt wu banque islamique à l'époque mu jox leen ko donc avantage yi ñu leen joxal yépp ba ñu commencé ba léegi te ñoom li ñu diggee woon mooy danañu mën a produire loo xam ni dana doy askanu Sénégal 50 ans ba léegi masuñu ko mën a produire même bu fekkee ni askan wi dafay yokku ñoom investissement yi ñu waroon yokk pour de def production bu doy mënuñu ko ba léegi defuñu ko 50 ans lu waral loolu nag kon maître Massokhna 50 ans li ko waral mooy état bi bu fekkoon ni nee na ko di nga respecter engagement yi nga jël wala ma nangu avantage yi ma la jox loolu du fi amee te dañu waxoon dañu créer beneen ñaareelu compagnie sucrière ministre bi nee na kenn terewul kenn mu créer compagnie sucrière mais yow bu ñu la laajee 250 milliards. ba pare laaj la ni la il faut nga am hectares yu bare yu ñuy planté yu mel noonu. mais état bi jox ko ku bëgg a créer privilégié état bi joxoon compagnie sucrière na la ko jox. mais am na lu gën a yomb bu fekkee ni amuñu
sénégalais yoo xam ni mën nañu mobiliser 250 milliards pour créer compagnie sucrière def seeni tool di béy canne à sucre et cetera mais ñu permettre leen ñu créer li ñuy wax raffinerie comme raffinerie de Mbao xam ne dañuy dem wuti ay matières premières indi ko transformer ko fii bu boobaa non seulement danañ créer usine raffinage danañu jël ay employés yoo xam ne ay sénégalais ci ëpp danañu importation yi dana dakk parce que bu boobaa matière première rek la ñuy importer kenn dootu importer suukar te gis ngeen importation suukar bi ni mu baree te itam dañ ko séddale commerçant yi ak compagnie sucrière yow bu fekkee yow produire mooy sa métier loolu nga diggee mënoo produire lu day askan bi ñu war a importer li nga xam ne moo manqué waaw lu tax ñu lay permettre yow ngay importer xanaa kay dañ ko war a jox importateurs yi jox ko commerçant yi mais au moins bu ñu créé woon raffinerie xam ne au lieu ñuy importer suukar dañuy importer matière première raffiner ko fii Sénégal employé ci ay doomi Sénégal xam ne devise u Sénégal yi ñuy jënd suukar dana gën a wàññeeku koom-koomu Sénégal gën cee bari loolu bu ñu ko permettre woon moo gën a mën a régler problème mu suukar bi. D'accord. Donc problème mu suukar bi loolu la. D'accord léegi maître Massokhna Kane yow yaa jiite SOS consommateur wàllum suukar si commerçant yi ñoom dañuy tuumaal waa compagnie sucrière sénégalaise ñoom tim ñuy tuumaal ñi nga xam ne ñooy commerçant yi am na commerçant yi sax yoo xam ne joxar bi nañ ci tamit baaraamu tuuma ministère du commerce yow faay bi ak problème bi da nga jàpp ñan nga jàpp ne ñoom ñoo ko waral. waaw affaire suukar bi mën nañ ni li ko waral essentiellement mooy état moo deful liggéeyam te bu ma nee état ministère du commerce man sax ministère du commerce tuddeetuma ko ministère du commerce dama koy tuddee ministère des denrées de première nécessité parce que ñoom loolu dong la ñuy toppatoo dafa mel ni loolu rek mooy seen mission te loolu rek du seen mission parce que lépp loo xam ne lii problème consommation la moo xam ndox la wala électricité wala téléphone wala frais ya ngay fay buntu hôpital wala ca clinique ya wala la ngay fayee ci école privée yi muy gaz bi muy essence bi muy ciment bi muy fer bi yooyu yëpp béton beeg aliment de bétail yeeg loolu lépp liggéeyu ministère du commerce la or ministère du commerce du Sénégal ni ñu ko tëggee ni ñu ko taxawalee booba ba léegi defuñu fa jumtuwaay yi war pour mu mën a dox pour mu mën a gérer problème yooyu yëpp personnel bi ñu ci war a def doyul direction yi ñu war a créer amu fa budget bañ ko war a joxuñu ko kooku nag ministre bu ñu fa tegit tële rek ngay mujje te loolu moo dal ministre bi ñu fi teg actuellement la fi ay moromam defoon amoon nañu tane nag ñu mel ni ñoom ministre Amadou Niang bi ñu fi nekkee parce que moom yàggoon na nekk directeur du commerce intérieur moom jàmbaar la woon ci liggéey bi malgré que joxuñu leen woon jumtuwaay yu doy ku ci mel ni Mamadou Diop Decroix aussi jaaroon na fi Alioune Sarr aussi mais ñi fi nekk actuellement wax dëgg yàlla doo leen critiquer da nga leen di yërëm da nga leen di massawu yërëm leen parce que joxuñu leen moyens yi nga xam ne moo tax comme ni ma ko expliqué léegi développé wuñu ministère bi ba mu mën a def liggéey boo xam dana aar askan wi. dana régler problème mu consommation problème mu concurrence ak problème mu prix. d'accord léegi donc loolu il faut que ça soit clair. donc problème structurel la d'abord. d'accord léegi maître Massokhna Kane ba tey ci conseil national de la consommation boobu wax nañ ci compagnie sucrière sénégalaise ci seen absence ndax jàpp nañ ne ñoom ñooy bokk nañ ci ndeyu mbili gi dañoo waroon a teew léegi ñi nga xam ne tamit ñooy produire lu jëm ci wàllum diwlin gi. ak wàllum ciment bi ñoom tim lan moo tax teewuñu. waaw bu ñu commencé ci diwlin bi man dama gis di conseil bi passé suma rak suñu xarit Modou Diagne Fada di expliquer génn ci médias yi di expliquer loolu yàpp askan wi mënu koo gën a rëy. parce que fa ñu wootee askan wi yëpp teew. représentant ñëpp ministères yeeg commerçant yeeg. consommateurs yi. producteurs yi ñëpp teew yow nga nekk producteur ci problème bu sensible bu mel ni diwlin au lieu nga ñëw teew joxe ay explication defuloo ko yàpp askan wi la loolu mooy benn ñaareel bi am na jigéen ju jàmbaare ju fa teewoon bu tudd soxna Maam Xari Mbàkke dama koy nommer parce que
man bi mu waxee ba pare non seulement dama ko naw mais dama doon laaj mais est-ce que jigéen ñu mel ni ndekete am nañu Sénégal parce que dafay jiite mbooloo mu rëy moo xam ne bi ay jigéen ay groupement wu jigéen yoo xam ni ñoom ñooy jënd gerte gi di ko nal déjà joxuñu leen gerte ga ca doy parce que ñu ngi koy jox chinois yi ñu koy yóbbu mais bu ñu leen joxoon gerte ga ca war xam ne ñoom déjà li ñu yor ñu ngi koy nal di ko jox Suneor xawma Sonatel Sonacos ñu koy nal ñoom di ko raffiner jigéen ñooñu danañ ci defar ràkkal def ci diwlinu segal dañ koy kii def ci yeneen produit jox ko Sonacos ak Suneor ñooñu raffiner ko ñu waroon ñu ko jox ñu jëfandikoo ñoo koy xolli ñooy def lépp ñooñu état warul woon gën a mën a encadrer ñu dul ñu mel noonu parce que bu ñuy wax produire localement et consommer ce qu'on produit ñooñu dañ cee jiitu bay ci seen waar état bi warul leen woon jàppale jox leen ay moyens encadrer leen ci banques yi encadrer leen techniquement loolu emploi yi ñu créé ñoom ni mu baree wax dëgg yàlla ku waxal dëgg waxal bëgg lu am intérêt Sénégal di nga wax nañ jàppale ñoom. mais est-ce que donc dañ leen di vraiment féliciter seen njàmbaar di leen ñaanal di wax état bi na intéressé wu sincèrement ci filière boobu bu ñu buggee régler problème diwlin bi. d'accord mais est-ce que tamit Modou Diagne Fada dafa amutoon ay argument moo tax ñëwut. xëy na bu ngeen ko laajee dana leen wax en tout cas génn na ci rajo yi di wax ak yooyu mais bu ñëwoon ca conseil national de la consommation wax ñu ñun expliquer ñu poser ko suñuy question wala ñu indil ko ay contradiction ci li mu wax loolu mooy débat contradictoire loolu la waroon a def. te xam naa ni tëlewu ko. mais daf koo bañ a def. d'accord loolu rek laa ciy retenir. d'accord léegi maître Massokhna Kane bu dee tamit leneen loo xamante ni Sénégal yi tamit ñoo ngi koy jàmbat mu jëm ci wàllum ciment bi tamit dafa daal di cher ak yeneen produits yi nga xamante ni tey ñoo ngi koy bayee fii ci marché bi. am na si yoo xamante ni cher na est-ce que loolu tamit moo xam directeur horticulture lay doon ñooñu tamit est-ce que teewoon nañ surtout ciment bi. alors ciment bi ak fer bi ñooñu itam teewuñu te xam nga am nañ fi ñetti usines yuy def ciment te gouvernement bi dafa wax ci politique am loo xam ne lii bu ñu ko appliqué woon ciment du fi cher Sénégal fer du fi cher Sénégal ak béton mooy lan mooy habitat social. mooy lan état du Sénégal dafa wax ni. dafa bëgg néew doole yépp ku ci nekk mën a am sa kër bàyyi luyaas parce que luyaas dafa cher te nit ku nekk yaa ngi aspirer am kër bu fekkee suuf am na bu ñu mën a joxe ay terrain nañu mën a fexe nit ñi ñu tabaxal leen tabax yu yomb yoo xam ni soit ñu tabax ko jaay leen ko wala ñoom ñu tabaxal ko seen bopp te bu boobaa politique bi dafay laaj ñu wàññi njëgu ciment wàññi njëgu fer wàññi njëgu béton te loolu amul au contraire yokk la ñu gis donc loolu dafay weddi politique bi gouvernement bi di wax ni dafa bëgg a def habitat social dafa bëgg a yombal habitat social loolu donc weddi sa bopp la. mais maître tamit maître am na loo xamante ni mais xaw nañoo jaaxal ci ciment bi am na ñetti usines yoo xamante ni ci Sénégal gi dañuy defar ciment te état bu Sénégal ñoom nee nañu yokkuñu taxe kon léegi lan moo tax ciment bi mën a cher ci réew mi. waaw parce que état bi moo deful liggéeyam li tax deful liggéeyam mooy. yow boo nee man maay état ciment njëg bi dama koy réglementé maanaam njëg bi man maa koy fixé mais doo fixé rek ciment wu njëgu ciment bi à l'usine da nga koy fixé ba mu àgg ci consommateur bi maanaam distributeurs yi da nga leen naan distributeurs yi fii ngeen mën a yem marge bii ngeen mën a am détaillants yi lii ngeen mën a am seen marge nii bu ko defee sac bi consommateur bi bu koy jënd temps la koy jëndee waaye bu fekkee loolu yëpp yow réglementé woo ko da nga bàyyi askan bi ak jaaykat yi yow nga fixé rek ciment bi li muy jar diggante usine ba ca usine ba ak ka nga xam ni moo koy jënd ca usine ba xam ni du man consommateur nii yow ñooy dem ca usine ba jënd ko ñun ci détaillants yi fa lañ koy jëndee waaw état moom bu reconnaître ni moom deful lu mat maanaam réglementé lépp léegi defe naa ñoom jël nañ engagement pour def ko parce que man am na kilifa wax naa ak ay kilifa yoo xam ni ñoom reconnaître nañ ni partie bi nga xam ni moo consommé consommateurs yi fixé wuñ ko réglementé wuñ ko. maanaam ki koy détaillé. waaw ki koy détaillé di ko jaay askan wi ñoom ñu koy utiliser di ko tabaxee kooku état bi réglementé wu ko fixé wu ko waaye nee nañu danañ ko fixé
nee nañu nag danañ ko fixé ñu ngi leen di xaar. waaw léegi non maître tamit ciment bi comme par exemple tey ki nga xamante ni mooy commerçant bi ki nga xamante ni mooy dem jënd ay usine jënd ay tonnes ci usine bi comme par exemple tey tonne bi moom mën na koo jëndee 60 000 état bi moo ko fixé par exemple la état bi moo fixé tonne bi 60 000 yow nga nekk commerçant nga dem jënd sa 1000 tonnes ci usine bi mais état bi comme yow 60 000 la ko usine bi jaay rek par tonne. état bi tamit waroon na laa wax na la yow mi koy détaillé war nga ko mën a jaay 64000 wala 65000. loolu war na mën nekk. loolu la état bi deful nag te loolu la ñuy xaar mu def ko urgence parce que ba mu ko waree def yàgg na loolu mooy benn ñaareel bi mooy dafa am lu ñuy wax entente illicite maanaam jubboo ci ndëngte moo dal usine ciment yi ñu am fii xam nga am nañ fi ñetti usine ñoom ñëpp Dangote ba muy soog a agsi non seulement da doon def benn qualité bu ñuy wax defe naa 42,5 boo xam moo gënoon bi nga xam ne ñeneen ñi moom lañ doon defar di ko jaayee moins cher dégg nga ci bañ a dépasser li nga xam parce que état buy fixé day fixé li ñuy wax plafond maanaam prix bi gën a kawe lii la kenn ko passé waaye terewul ku jaay lu gën a tuuti bu fekkoon ni concurrence bu normal moo fi amoon ñetti usines yi du ñu bokk njëg ñetti ciment yi du ñu bokk njëg kii dana jaayee peut-être 60 000 kii jaayee 59 000 kii jaayee 58 000 dégg nga te qualité yi itam du ñu forcer ñi daan defar 42,5 xam ni moo gën a baax ñu koy jaayee même prix duñ leen fexe ba ñoom ñu jubboo ci seen biir pour jaayee même prix defar même qualité xam nga loolu dafay violer li ñuy wax les règles de la concurrence donc loolu moo am ci affaire farine bi moo am ci affaire ciment bi te loolu état daf ko waroon tere ñetti usine mënuñu fi nekk déggoo ci seen biir pour jaayee même prix loolu c'est illégal dafa war a deñ bu ñu fixé plafond dañu war a bàyyi ku mu neex loo jaay mais ñoom ñett bu ñu déggoo pour jaayee même njëg loolu violé nañu loi bi déjà te loolu yëpp ci askan wi lay xëpp parce que bu kenn mënoon wàcc ni man bon plafond bi 60 000 lay la mais man du ma jaayee 60 000 58 000 laay jaay mais xam nga ñëpp ci kooku la ñuy dem jëndi. bu fekkee même qualité mais li ñuy def du concurrence mu ngoog li ñuy def du concurrence. jërëjëf maître Massokhna Kane yow yaay njiitul SOS consommateur mbokk yi ñuy waxtaan ci njëg yi nga xamante ni dafa daal di yokku léegi nag état bu Sénégal nee na taxi ci lu mel ni suukar seeg yenn xeet yi daf koy teggi yenn yi mu wàññi ko ci biir teggi googu nag ministre bi ñu dénk wàllum xaalisu réew mi mbirum wàllum finance moom nee na état bu Sénégal daal dindi na lu toll ci 47 milliards ci ay recettes léegi est-ce que jàpp nga ne taxes yooyu ñu teggi ñenn ñi tamit jàpp nañ ne état beeg mer mi Sénégalais yi mer bañ a émeute am ci wàllum xiif beeg yooyu tax na mu daal di teggi taxes yooyu ndax taxes yooyu mu teggi jàpp nga ne moom mooy solution bi. loolu bu dee loolu rek loolu du solution te bu ñu delloo ci mesures yi nga xam ne ñoom moom la ñu waxoon ni moom lañ jël muy juróom-ñaari mesures yooyu amul li am mooy lu mat ay ñetti mesures xëy na yoo xam ne mën nañ ko tudde mesure benn mooy ci diwlin bi huile brute bi li ñuy wax taxe d'ajustement loolu moom la ñu wàññi ceeb bi dañu wax mu mel ni dañoo wàññi ceeb bi taxe yi ci ceeb bi loolu amul ndax taxe masuta am ci ceeb bi li tax mooy ñaari façon taxe moo ci waroon am muy TVA ak droit de douane naka jekk amul ci ceeb parce que ceeb ba ñuy fixer tarifu douane ba au niveau de la CEDEAO maanaam du Sénégal rek mooy fixer droit de douane ceeb mais dëkku CEDEAO yépp ñoo dajaloo fixer droit de douane ceeb ñu ne c'est 0%. waaw donc lu tax Sénégal toog ba léegi ñu koy wax ndax jël nga ay mesures mu naan suppression droit de douane alors que droit de douane amu ci depuis longtemps ci tarif teg bi nga xam ne moom la CEDEAO wote pour affaire TVA yi mu ne suspension à 0 mais loolu dafa amoon déjà loo xam ne lii suspendre nañ ko bu yàgg yow ñun la jëlal ay mesures yu bees nga ne suspension à 0 zéro tarif alors que 0 tarif moo amoon déjà depuis longtemps
xam nga loolu naxe mënu ko passé ak yàpp nit ñi bon yeneen yi aussi farine de blé bi application 0%. Sucre bi dañuy wax suspension taxe bi nga xam moo ci am à l'importation suspension pour 45 jours maanaam weer ak genn wàllu suspension mais bu fekkee état bi ministre bi dafa wax ni loolu yëpp buñ ko xaymaa mooy 47 milliards ci seen wax ñoom nee nañ mooy 47 milliards yu état bi nangoo teggi ci njëg yi mais bu fekkee état bi daf ko teggi ci kaw te toppatoowul ba nga xam ne commerçant ba nga xam ne mooy jaay détaillant ba kay jaay consommateur bi yow ak man ki ñuy jaay ci boutique waaw ki ñuy jaay ci boutique bi njëg ba mu fixé woon moom la fixé ba tey malgré que état bi teggi na 47 milliards fi contrôlé wul njëg ba nga xam ne moom lañ may jaay ca boutique ba finalement borom boutique ba lu ko neex lay continuer jaay donc 47 milliards yooyu day duggaat ci poche ay nit yoo xam ni ay intermédiaire lañu moo xam grossiste bi la ak demi grossiste bi ak xëy na détaillant bi mais njëg ba ma détaillant bi daan jaayee dërëm teggiwu ci malgré que état bi nee na teggi na 47 milliards 47 milliards yooyu ci ay poche intermédiaire lay dugg parce que état bi jëlul matuwaay yi war ba xam ne ci boutique yi ak ci marché yi danañu respecter njëg bi nga xam ne moo tax état bi renoncé 47 milliards. léegi maître Massokhna Kane am na économistes yu ma dégg ñoo xam ne nee nañu état bi dafay subventionné ñi nga xam ne tey ñooy commerçant yi mais tey par exemple tey état bu Sénégal ñoom nee nañu yokkuñu taxe suukar si doon jar 600 dem bay jar 700 te état yokkul taxe ba pare suukar si ma ngi fi. kon léegi 47 milliards yooyu xanaa léegi su dee état bi nangu na koo bàyyi man suukar si ma doon jëndee avant mu yokk 600 xanaa war nañ ma ko mën a jaayee 550 ndax dafa am loo xamante ni mbiru xel la. mooy su doon tey par exemple tey rupture dafa am ci produit yi ñuy wax ñu wax ne ñoom amatuñu ay conteneur ngir jëli ko bitim réew andi ko ci réew mi. wala ñu wax ne état bi kat moom moo yokk taxe yi ba ñuy jaay ciment bu cher mais état bi nee na yokku ko ñoom ñu jekk-jekk yokku njëg yi état bi ne leen bàyyi naa 47 milliards mais xanaa man mi doon jëndee nag tonne ciment 64000 47 milliards yi bu ñëwee xanaa war nañ maa mën a defal 63500 wala ñu defal ma sax 63000 loolu moom doy na waar. xam nga li nga wax moo jaadu waaye bu fekkee ni état bi dafa wàññi nee na ci li mu waroon am. waaw 47 milliards pour que njëg yi mën a toog fi mu war a toog. parce que jot naa tey benn arrêté boo xam ministre du commerce jël na ko pour geler li ñuy wax geler maanaam fixer njëg yi comme ni nga waxee nii suukar bi 600 francs 600 francs donc bu fekkee ni loolu la ko commerçant yi daan jaayee. mu fixé ko noonu. waaw te ba pare jox leen 47 milliards. waaw te 47 milliards yooyu normalement bu ñu ko dugalee comme ni nga ko waxee. waaw suukar bi dafa waroon jar xëy na 550. wala 500. donc wàññi bi agsiwul ci askan wi. donc amul njariñ pour askan wi. loolu même chose la ci yeneen produits yi nga xam ne moom la ñu fixé muy diwlin huile raffinée bi huile de palme raffinée bi. mooy 1200 lañ ko fixé dosette yi 250 millilitres maanaam walaat defe naa moo genn wàllu walaat. waaw maanaam litre bi bu ñu ko xaajee ñeent dosette bi mi ngi jar 350 francs. donc boo jëndee ñeenti dosette yi muy benn litre. 1400 francs ngay fay. mais 350 la doon jar. voilà donc moom la ñu fixé waat noonu. ceeb bi nee nañ ceeb riz non parfumé. 100% brisé 300 francs njëkk yooyu moom la gouvernement bi fixé pour Ndakaaru ba pare ni nag conseil pour région yi conseil régional yi ñoom ñoo xool lu ñu ciy yokk ban prix la ñuy fixé mais ñoom loolu la ñu fixé ni moom mooy prix plafond te bu fekkee ni ñoom jëluñu matuwaay yi nga xam ne moom moo war pour mën a contrôler li ñuy jaayee askan wi du jëriñ dara comme ni ko waxee. non maître man nag mbir mi damaa jàpp ne
ñoom comme man ni may jëndee ñoom jëndee wuñ noonu wala ñoom xamuñu ñun prix yi nekk ci boutique yi. waaw jëndee wuñ ko mais xam nañ ko. waaw non xam nga tey par exemple tey dafa am loo xamante ni c'est mathématique man su ma doon jëndee 600 état bi jël 47 milliards dugal ko ci mel ni ku ko subventionné. mais xanaa kon man 600 yi ma doon jëndee kilo suukar war nañ maa see wàññil dara léegi 47 milliards yi kon fan lay dugg. waaw xam nga li nga wax moo normal li nga wax moo war a am 47 milliards yi fu mu dugg. waaw fulul ci poche intermédiaire yi nga xam ne muy commerçant yi ñoom la ñu teggil taxe yooyu ni dootuñu ko fay. ba pare ñoom au lieu ñu wàññi seen njëg yi. waaw kay ñu continuer di jaayee lañ daan jaayee. lañ doon jaayee bàyyi fa li fi newoon. waaw donc 47 milliards yi ci nañ ko seet ci poche commerçant yooyu moo xam importateur bi la wala grossiste bi wala demi grossiste bi wala détaillant bi mais en tout cas duggul ci poche askan wi loolu moom leer na. jërëjëf maître Massokhna Kane léegi tamit vraiment il faut tamit ñu revenir ci benn question si loolu doo ko jàll ci leneen. ndax damaa jàpp ne aw askan dafa am noo xam ne moom lañ leen di jiitee ndax sànq da nga wax loo xamante ni ñu bari seetluwuñ ko woon wala bàyyiwuñ ko woon xel wala xamuñu ko woon muy taxe yi nga doon wax taxe douanière yi nga doon wax noonu ak TVA si ceeb bi te amu ci. léegi lan moo tax kon état bi ñëw naan teggi na ko lu si amul lan moo tax mu ñëw di ñu gëmloo nañu daf koo teggi mel ni am mesure bu mu jël. waaw parce que dañu teg xëy na ay nit ñoo xam ne xamuñu dara mais xam nga askan wi ñu bari jànguñu loolu. mais ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk di gëstu xam ne dañuy wax ak ñëpp dañuy wax ak autorité yëpp ñun xam nañ ni taxe droit de douane ci ceeb amul ci ceeb parce que ca niveau dëkk ya ba ñu dajee CEDEAO li ñuy wax tarif extérieur commun tarif douane bi nga xam ne moom dañ koy fixé mu valable ci fukki dëkk ak juróom yi nga xam mooy CEDEAO taxe yooyu amul ci ceeb. ndax ceeb dafa nekk lu ñuy wax produit social donc amu ci waaw lu tax état bi ñëw bëgg a gëmloo askan wi que ni dañu dindi taxe boobu alors que taxe bi amuloon c'est la même chose pour TVA bi TVA bi ñu ni maintien de la TVA à 0 maintien loo xam ne li déjà amoon na looy taxaw naan jël naa benn mesure mooy maintien du truc maanaam pour ñoom mesure bi mooy maintenir nañu la fi newoon pour ñoom loolu mooy mesure te loolu du mesure nañu bàyyi caaxaan yi bàyyi nax yi te li ñu war a gën a respecter mooy askan wi respecter askan wi mooy bu ñu nee conseil national de la consommation dafa war ñetti weer yu ne mu daje wax ci affaire njëg yi wax ci affaire concurrence wax ci affaire consommation ministre bi bëgg a lay parce que 2 ans ngi nii deful réunion conseil national mu ne waaw parce que tant que problème amul ci prix yi soxlawul ñuy réunir conseil national de la consommation xam nga loolu jaaduwul loolu du wax loolu jaaduwul yow que mu am tension wala mu bañ a am tension yow da nga war a woote réunion surtout que problème mu consommation comme ni ma ko waxee sànq du rek ay denrées de première nécessité consommation ndox a ngi ci courant ngi ci loyer yaa ngi ci téléphone a ngi ci même transfert d'argent transport yi gis na ak am na ay transporteurs yu yokk déjà xaw ma benn gare routière boo xam dañu yokk parce que dañu bëgg a moderniser bëgg a informatiser seen ki transport tarifu hôpitaux yi tarifu clinique yi tarifu école privée yi gaz bi essence bi aliment de bétail ciment fer meew saabu yooyu yëpp. D'accord. Alors donc ministère bi liggéey bi mu war a deful 1/10 mu liggéey. mais maître tamit li ma xaw a jaaxal ci mbir mi mooy ministère bi suy wax moom wàllum suukar rek presque lay wax ak wàllum diwlin te gaz bi ma ngi fii yokk yeneen xeet yi yokk loolu lan nga jàpp ne moo waral loolu maître. xam nga ñun dañu leen di bind toujours parce que dañuy bëgg a bàyyi ay traces depuis au moins 15 ans dañuy bind tout le temps dañuy bind ministre du commerce bind ministre yëpp yi nga xam ne. am na problème ci seen secteur moo xam ci hôpitaux yi la moo xam ci soins yi la moo xam transport moo xam fu mënti doon bañ nañ ko ba ñun dañuy boole ci yenn centre de décision yi parce que loolu mooy droit aux consommateurs yi dañuy war a fekk fa ñuy dogalee par exemple ñu ngi ci conseil d'administration yi hôpitaux yi di intervenir di ci def liggéey bu important association de consommateurs yëpp nag ensuite comme ni ma ko waxee bu fekkoon ñetti weer yu ne ñu daje problème mu njëg bu fi am
gis nga affaire transfert d'argent problème yi ci am. transfert d'argent dafa am benn opérateur bu ñëw fekk fa Sonatel ak yépp ñëw casser prix ba mu casser prix mooy Wave. ba mu casser prix ñi nga xam ne ay prestataire lañu. prestataire mooy ñi nga xam dañu ubbi ay boutique de transfert d'argent. di liggéeyal opérateurs yi nga xam ne mooy ñoo fi ne. muy Sonatel di Free. di Wave ak ñeneen. ñu am agrément wu ñooñu jox leen agrément ñu ubbi boutique di def transfert d'argent ñooñu seen jàmbarte mooy la nga xam ne opérateurs yooyu mënuñu ko woon def maanaam koñ bu ne ñu def fa benn point transfert d'argent ñoom ñoo ko def. ñoom ñoo def seen i investissement wut seen i personnel dégg nga di def koñ boo dugg am na te loolu Sonatel mënu ko Wave mënu ko kenn mënu ko. donc ñoom ñoo tax askan wi ak foo mënti nekk doo dox ñaari kilomètres pour def transfert d'argent donc kooku service bu rëy la ñu koy defal ay opérateurs yi au bénéfice des populations consommateurs yi di ci bénéficier waa léegi ñoom la leen opérateurs yi waroon fayuñu leen ko ndax affaire yi ni ñu cassé tarif yi parce que Wave ba mu cassé tarif yi Orange dafa wàcc fekk si ko ñeneen ñi wàcc fekk si ko à peu près bon mais ba opérateurs yi gisee ni amatuñu dara du moins prestataires yi ñoom ñu créé seen tarifu bopp teg ko ci kaw askan wi est-ce que loolu jaadu na ñun leen loolu jaaduwul loolu warul malgré que yéen li ngeen di liggéey askan wi daf ciy bénéficier yéen opérateurs yi ngeen di liggéeyal ñoo leen war a fay li ñu leen fay bu doyul état bi dafa war a intervenir pour arbitrer seen diggante ñu fay leen la ca war parce que ku ci mel ni Sonatel ñoom ñoo fi rayoon télécentre yi y avait 40 000 emplois ci télécentre yi ñu concurrencer leen directement ba ñu dee léegi boutique de transfert yi fi am opérateurs yi am ñoom fi mu nekk dañ leen di concurrencer aussi parce que détail bi ñu waroon def ñoom ñoo ko kii alors que ñoom ñoo tasaare point de transfert yi léegi ñun ñu bind autorité yëpp téléphoné leen bind leen ñun SOS consommateur ñu bind ministère des finances parce que affaire xaalis la bind agence nationale banque centrale comme affaire xaalis la buy jaar ci télécommunication nekk kii ñu bind ARTP bind ministère du commerce parce que affaire u njëg la bind ministère des télécommunications autorités yi yëpp bañ leen bindee kenn faalewuñu ah bon? Ça fait presque 2 mois kenn faalewuñu kenn tontuwuñu mais jaar nañ ci suuf jéem a régler ay problème pour ñenn ñi loolu bërki démb lañ ko yëg mais ba léegi ni prix yooyu noonu prestataires yi ñoo ko yokk ba léegi tase nañu ak prestataires yi waxtaan ak ñoom wax leen ni leen malgré que yéen am ngeen war nañ leen a fay seen ñaq li ngeen di liggéeyal opérateurs yi di ko liggéey ci askan wi war nañ leen fay mais du ñun consommateurs yi ci suñu poche ngeen war a foqati loolu jaaduwul seen tarif bi ngeen def c'est pas légal mais ministère du commerce ba mu waree intervenir bërki dem directeur du commerce mi ngi may wax ni ñoom finalement intervenir nañ ci mais waxuñu ñu ko ñun yëguñu ko ñun pour ñun rek ñoom tontuwuñu mais il paraît que ñoom wax nañu ak gars yi ba nee nañu daal régler nañu affaire loolu la ñu wax non non waaw loolu la ñu wax or transfert ba léegi man li ma xam transfert ba léegi opérateurs yi am na ci ñoo xam ne du moins prestataires yi am na ci ñoo xam ne ñu ngi laaj ay frais yooyu am na ñoo xam ne duñ ko laaj am na ñoo xam ne da ngay ñëw waxaale li nga am nga joxe ko loolu jaaduwul te dañ ko teg ci kaw askan wi te autorités yi ñoo war a défendre askan wi defuñu ko ñoom ñoo war a arbitrer diggante opérateurs yi ak prestataires yi pour wax leen ni leen ñii di leen liggéeyal da ngeen leen war a fay lu jaadu état bi defu ko donc pour wane ni te loolu yëpp conseil national de la consommation dañ ko war a saisir ci problème yooyu problème mu njëg fu mu amee rek ministère du commerce dafa war a jóg taxaw quel que soit le secteur moo xam transport téléphone comme ni ma ko limee yépp fu ñu waxee affaire consommation te da ngay consommer ndox di consommer courant di consommer ne fu ñu waxee problème mu consommation ak problème mu concurrence ak problème mu njëg ministère du commerce dafa war a taxaw mais pour mu mën a taxaw nag il faut mu am jumtukaay yu mat te joxuñu leen jumtukaay yu mat donc dañu war a restructurer ministère bi bu ñu bëggee mu am efficacité di défendre askan wi ni mu waree dañu ko war a restructurer jox ko li mu mais Côte d'Ivoire seen ministère du commerce am na lu ëpp 10 direction fukki direction fii Sénégal ñetti direction moo fi am loolu jaadu na
et puis service yi dañ leen war a jox ay moyens dégg naa bërki démb li ñu doon yuuxu ñëpp di yuuxu nañ leen jox moyens ci lañ leen jox ay oto. mais du oto rek dañu war a recruter ay personnel. ñun joxe nañ ay idées yoo xam ni dañ leen ni mais recruter leen jël leen même bu fekkee du ngeen leen recruter di leen defal contrat jël leen li ñuy wax les volontaires de la consommation. les volontaires de la consommation ci ASC yeeg ci gox yeeg ci suñu association yeeg yépp mën nañu quartier bu ne te loolu directeur du commerce wax na ci nee na ñoom depuis longtemps ñu ngi doon xalaat ci loolu ñu ngi ci doon jëf. am na aussi li ñuy wax magasin de référence yéen yàgg ngeen ko dégg. magasin de référence état defoon na ci 2 milliards fu mu jaar xaalis ba fu mu jaar ñu commencé ubbi ay magasin de référence ñépp kontaan parce que magasin de référence yooyu li ñuy wax denrée de première nécessité yi moom la doon jaay njëg boo xam ni njëg bu normal la. xam ni boutiquier boo demee ci boutique ba mu jaay la 100 francs boo ñëwee ci magasin de référence yi ñu jaay la 80 francs donc loolu commencé woon na kenn xamul fu affaire booba jaar kenn audité wu ko xaalis ba fa mu jaar kenn xamu ko. ñun nag am na lu bare luñ ci xam mais bu wax jotee danañ ci wax. mais li ñu waroon def mooy audité ko ah waaw non c'est-à-dire dafa am ñu ko joxoon. ñu war a importer war a encadrer magasin yooyu. ay sénégalais bien sûr malheureusement xaalis ba jaar na ci ay couloir daal kenn xamul fu xaalis ba jaar mais dafa jot 2 milliards yooyu ñu teg ko ci taabal ji laaj état boobu jëm ko joxoon ne ko état boo joxoon pour ñu am ay magasin de référence et puis yow dañ lay fexe ba nga ubbi magasin de référence. ñu fexe ba jaay la kiosque. jaay la ay installation facturer lu kenn xamul loo xam ni doo ko mën a fay. résultat yow ma nga xam ni créé woon nañ la benn emploi foofu ubbil la magasin de référence da ngay mujj fay ñu di la topp pour nga fay leen ay bor yoo xam ni ñoom ñoo ko créé. d'accord alors donc loolu moo tax comme j'ai dit ministère des denrées de première nécessité laa leen tuddee. jërëjëf parce que loolu rek la ñuy toppatoo. jërëjëf maître Massokhna Kane yow yaa jiite SOS consommateur yow la ñu invité ci seen émission pencum réew mi ci rajo réew mi FM mais maître sànq wax nga ci ñi nga xam ne ñooy def transfert d'argent yi junj nga sànq tamit ci li nga xamante ni tey moo jëm ci wàllum transport bi wax nañ si njëg yu bëree bëri ak sénégalais yi nga xamante ni jamono ji sonn nañu si mer nañu si conseil national de la consommation tamit wax nañu si ndax 3 mois yu nekk war nañoo dajee te loolu dajee ba amu sa ndaje mi am fan yi ñuy génn tamit ñi nga xamante ni ñoo nekkoon nday mbili gi teewuñu si loolu manque de respect nga ko jàppe beneen bi concurrence bi waroon a am normal ci wàllum ciment bi amu ci mel ni daal ñoo xam ne dañoo lëkkaloo ci seen biir di xàccandoo di dóorandoo ngir seenu intérêt amul benn organisation daal boo xam ne mën nañoo wax ne am na ci njëg yi mais tamit maître fan yi amoon na ay étudiants yoo xam ne état moo leen orienté woon ci école privée yi te ñu wax ne dañ leen di dàq loolu moom ndax jot nga see yëkkati say kàddu. waaw loolu aussi problème mu consommation la parce que état moom moo war a jàngal xale yi bu fekkee état tabaxul ay université yu doy di dem di def li ñuy wax université virtuelle moo xam mooy université boo xam ci jaww ji la ne xam nga loolu juba di mënu koo passé parce que seeni doom duñ leen dugal mukk ci université virtuelle dañ leen di fayal ñu dem France wala Amérique dem jàngi wala ñu dugal leen ci vraie université dañ koy tabax am ay professeurs yu fay nekk ak ay élèves ñu di leen jàngal waaye université ci jaww ji loolu pour man escroquerie bu rëy la scandale bu rëy la yàgg nañ ko dénoncer am nañ ci dossier def nañ ci enquête léegi université virtuelle boobu ñu doon wax xam ne dañ la war a jox ay moyens jox la ordinateur jox la lépp defuñu bu fekkoon 100 lañ ci war a def ci ay jumtuwaay xëy na 10 lañ ci def xale yaa ngi traîner xale yi jànguñu foo war a defee licence 4 ans da nga fa toog 5 ans wala 6 ans. y a un problème de connexion. seeni doom newuñu mooy problème jumtukaay yi ma lay wax. joxuñu leen connexion ñii ñu nga ca àll ba ñu ngi kii amuñu connexion amuñu dara amuñu sax ordinateur bu yàggul lañ fi indi ay ordinateur xaw ma ban dëkk moo ñu ko may ni dañ koy séddalee xaw ma sax fu affaire yi ne mais seeni doom daal newuñu fa. université virtuelle boobu ci 2000 étudiants lañ commencé affecté fa léegi nag moom mooy mbëbësu gars yi maanaam étudiant bu ñu mënul orienté dañ lay dugal université virtuelle ils sont à 45000 xaw ma 50000 étudiants. mais ñu privé yi école bi xam nga état bi tamit dafa. mooy benn waaw. donc tabaxuñu ay université ba pare université virtuelle bi fees na
ñu ne dañuy jël parce que élèves yi dañuy kaas ñu ne dañ leen di jël dugal leen ci université privée yi ak institut privé yi d'accord parce que loolu mënoon na nekk solution à condition que ñuy fay ñooñu mais yow bu ñu la affecté 3000 wala 4000 étudiants nga wut say professeur fay leen wut say locaux loué ay école loué ay bâtiment élèves yi dafa jàng ay weer kenn fayul est-ce que loolu privé dana ko nangu. environ 16 milliards. est-ce que loolu privé dana ko te loolu dafa yàgg ay at a ngi nii donc c'est normal que ñooñu génne élèves yi neexul te ñoom ñi ko def génne xale yi gëm naa ni neexu leen parce que bu ñu la nekkee ay gone pour nga leen di jàngal da nga leen di bëgg a jàngal am ci réussite pour ñu ne yow mi kat jàngalekat bu baax nga école bu baax nga yore mais 16 milliards boo ko amelee ay école privée yoo xam dañoo am ay charges fixes di fay seen professeur di fay seen courant di fay seen loyer et cetera mais bu ñu demee ba sës danañu say élèves a nga delloo la élèves yi donc loolu moo xew foofu hôpitaux yi aussi looloo fa xew hôpitaux yi c'est la même chose état bi bor yi mu ameel hôpitaux yi bu leen ko joxoon déjà hôpitaux yi danañ mën a fonctionner normalement mais non seulement joxuñu leen ko mais il y a un problème plus grave état bi dafa créer li ñuy wax prime de motivation dañu toog bés benn ministre jël ko yàgg na dégg nga prime de motivation yooyu mooy bu fekkee hôpital bi recette am 100 la dañuy dagg déjà 25 yi teg ko de côté pour séddale ko employé mais loolu juba di mënu ko gën a passé employé boo ko bëggee neexal da ngay jël ci sa budget nga neexal ko mais xaalis bi nga xam ni moom la malade yi indi ci hôpital bi fay ko pour ñu faj leen xaalis boobu ñu jël ko teq ci 25% pour jox ko ay nit mais prime de motivation société boo mënti dem dans le monde entier prime de motivation mooy liggéey naa ba weer wi dee sama koom-koom am naa ci bénéfice 100 ma teq ci 25 wala ma teq ci 30 wala 50 distribuer ko comme ay prime de motivation distribuer ko directeur bi ba ci planton bi ñépp ku nekk am sa wàll loolu mooy prime de motivation maintenant comme état bi moo ko wote woon ba mu nekk droit acquis te liggéeykat yi déjà li ñu leen di fay doyul seen statut baaxul ñun toujours ñu dénoncé ko prime de motivation boobu au lieu ñu koy dagg ci xaalisu maladie na ko état bi jël en charge dans le budget de l'état loolu moo jaadu ñun loolu la ñu wax donc bor yi sans compter gratuité yi nga xam ne état bi wote na ko ay gratuité yoo xam ne yi hôpitaux yi dañuy jënd seeni kii faj nit ñi ba pare tàllal seen loxo état bañ leen fay loolu dafa grave donc Sénégal loolu moo fi nekk foo laal rek problème mu tarif mu nga fa problème prime nga fa mais maître Massokhna Kane yaa ngi wax tamit ci étudiants yi nga xam ne école privée yi ñoo ngi leen di génne mais jamono jooju dañoo dégg tamit ministre bi ñu dénk njàng mu digg doomu mi mu fas yéene jël 30 milliards dugal ko ci ay tenues scolaires ci ay tenues xoolal loolu est-ce que jaadu na ñi jub ñëpp dañ ko dénoncé problème bi ci nekk rek mooy ña nga xam ne ñooñu la ñu naroon jox tenue yi muy artisan yi tailleur yeeg yooyu ñoom it dañuy yaakaaroon ñu jox leen marché bu am solo waaye nag bala ngay jënd ay tenue da ngay tabax ay école tabax ay classe waaye abri provisoire ñëpp xam nañ Sénégal ni mu fi bare yow place bi ñuy jàngalee élèves yi da ngay gis abri provisoire boo xam day senn muy taw ñu wane ko journaliste yi wane ko reportage yi muy senn ngay gis même hôpitaux yi da ngay gis ay centres yoo xam ne day senn ci kaw maladie mais loolu dafa daw yaram loolu gàcce la goo xam ni kenn xamul fu ñu koy waxee man je suis sûr que bailleur de fonds yi bu ñu gisee loolu non seulement dinañ ñu yàpp mais dinañ laaj ci xaalis bii ñu jox souvent ñu koy jox fan la xaalis bi jaar parce que yow mënuloo ni man sama personnel samay enseignants doyuñu dama war a recruter ay enseignants former leen loolu problème la fii Sénégal bala nga koy xam nga dugg ci àll bi il y a beaucoup de professeurs qui manquent yoo xam ni yi dañ leen war a recruter former leen yóbbu leen ñu jàngal xale yi loolu amul fii comme ni ma ko waxee abri provisoire école yi manqué na clôture yi amul toilette amul école naka lay ñàkkee toilette école boo xam ay gone ñoo fa nekk ay xale yu jigéen nekk fa yoo xam ni des fois dañuy am âge boo xam dañuy soxla ndox amu fa toilette amu fa loolu rek scandale la déjà nga ne da nga fay bàyyi problème yooyu yëpp jël 30 milliards di ko jënd ay tenues pour ñëpp niroole parce que da nga ni voilà dañu bëgg ñu bañ a xàmmee ki nga xam ni ci famille bu riche la bokk wala famille bu pauvre mais il faut qu'ils arrêtent parce que xale yi
tu prends xale yi amuñu bopp problème parce que xale yi ku ci sol sa tenue aussi da ngay sol sa yére sañse ba pare boo ñëwee ba ci buntu école bi ci ngay soog a jël sa blouse dindi sa blouse ci sa sac wala sa tenue sol ko. c'est rare ngay gis ay élèves yoo xam ne dañuy sol ay tenue ci mbedd mi. d'accord même maître Massokhna Kane ki bëgg doomam jàng sax boo ko fexoon ba dindil ko abri provisoire yi inscription bi boo si tegoon blouse sax mu d'accord si. mais loolu am ci privé bi. privé laïque comme privé catholique. looloo fa am. te ñoom nee nañ blouse yi te ñoom ci inscription yi ci la ñuy laajaale blouse yi et puis dañu lay wax ñaari tenue ñaari tenue ñii di laaj ay 60 000 ñii di laaj ay 80 000 ñaari tenue d'accord tenue yoo xam ni vraiment non il faut qu'ils arrêtent. d'accord léegi maître parce que nit ñi dofuñu. d'accord léegi maître une minute rek. te damay saluer courage wu organisme yi nga xam ne syndicats yi d'abord ak waa COSYDEP ñi nga xam ne dañu contre affaire blouse yooyu parce que wax nañ dëgg et il faut pas que ñu xalaat. tailleurs yi nga xam ne ñoom la ñu bugg a jox marché boobu il faut pas que ñoom ñu xalaat que ni ñee dañ leen di xeex ko ku contre loolu mesure boobu rek da nga leen di xeex kenn xeexu leen bu ñu sañoon ñoom ñu am liggéey. kenn xeexu leen. d'accord léegi maître une minute rek ci facture ndox yi nga xam ne dafa yokk lan moo ci sa xalaat. alors facture ndox yi dafa yokk parce que Sen'Eau dafa am ay compteurs yoo xam ni compteurs yu bees la compteurs yu bees. yow sa kër compteur ba fa nekk mi ngi dox dara jotu ko. ñu ñëw changer ko def fa compteur bu bees pourquoi. sans avis. ñu ne ñoom seen diggante ak état bi la ñu déggee woon loolu 30 000 compteurs par an sans avis doo yëg sax des fois ñu fekk la fa des fois duñ la fekk mbindaan ma la ñu fay fekk wala kii ñëw changer sa compteur duñ fa sax bàyyi këyit bu ñuy wax PV de dépose et de pose d'un nouveau compteur. PV boo xam day wane ni dindi nañu sa compteur bi fi nekkoon index bi temps la woon def nañ fa compteur bu bees index bi 0 la wala yu mel noonu duñ ko def alors compteur yu bees ñu ne dañuy remplacer parce que compteur bële am na fukki at ak juróom ak lu ko ëpp mais loolu njublam mënu ko passé parce que compteur buy dox kenn du ko changer li contrat bi wax ni dañ koy changer mooy compteur boo xam ne bii dafa yàqu wala compteur boo xam ne bii dafa am suuf wala kii ba kenn mënu ko lire li muy marqué kenn mënu ko lire dañ koy changer ak compteur bu yàqu waaye compteur buy dox kenn masu ko changer boo ko changer dafa am loo ci mais boo nee man mi ngi mel ni nga jënd oto rek nga yore sa oto bu am fukki at ak juróom di dox normalement ngay def say visite technique di admis di def say entretien yépp muy dox normalement ñu ne la oto boobu da nga koy sànni jël oto bu bees kay moo dax daw oto bu màgget et ñoom bañ ko weddee état bi yoon dafa am mat gu day ni li ñuy wax division de la métrologie ña nga xam ne ñoo yore poids yeeg mesures yeeg yooyu daal di ni comme SOS consommateur dénoncé nañ affaire bi ni askan wi bu leen nangu ñu installé leen compteur bu bees te seen compteur dara jotu ko kooku yokk la bu déguisé bon ministère du commerce seen division boobu daal ni man jël naa af problème bi danaa ko gëstu convoqué ñu ñun ñëpp ñu dem d'abord ñu dem Sen'Eau ba ñu demee Sen'Eau ñu tànn fa lu mat téeméeri compteur boo xam ni dañu ñëw ci stock bi côté bu nekk ñu tànn fa ay compteur defar benn procès verbal ñu jóge fa dem port ñun ak waa Sen'Eau association consommateur yi nga xam ne yëgaloon nañ leen ko ak waa Sen'Eau ak état bi maanaam division de la métrologie ñu dem parce que banque bi ñu koy essayé appareil bi ñuy defee essai yi port la nekk ñu dem foofu fekk fa waa port ñun ñëpp ñu taxaw ñu jël compteur yi dugal compteur yi ñu jël foofu yëpp ñu dugal leen testé leen am na ci yu baax mais am na ci yu baaxul ya baaxul bañ ko seetee dañ ni àgg na foo xam ne fii yi baaxul àgg na niveau boo xam ne bii compteur yi nga xam ne moo nekk ci série boobu yëpp dañ ko war a annuler dañ leen war a supprimer mu nekk 15000 compteurs waaw 15000 compteurs yoo xam am na ci déjà yu ñu installé ci kër yi compteurs yu baaxul bees tàq mais baaxul parce que li muy marqué jubul xam nga compteurs yooyu normalement avant ñu koy jënd dañu waroon wax ak état du Sénégal ak service de la métrologie ni leen ñun kat bëgg nañ jënd compteur tel nangam kii ñu xool ba ministère jox leen feu vert ni leen compteur bi ngeen ma indil échantillon bi de ngeen ni testé ngeen ko France d'accord ca seeni laboratoire yéen waa Sen'Eau waa Suez parce que nee nañ testé nañ ko foofa baax na
waaye testé wuñ ko Sénégal baax na la preuve bi ñu ko indee Sénégal testé ko baaxul. jërëjëf donc loolu mooy wane njublang gi léegi nag Sen'Eau ñun li ñu leen nar a laaj mooy ñañu installé woon compteur yu bees yooyu xam ne contrôle bi wane na ni baaxul. mais nañu dindi compteur yi ba pare rembourser leen seen différence facture yi ñu daan fay par rapport à facture yi ñuy fay bañ leen tegalee compteur bu bees. mais est-ce que man tey par exemple man amoon naa sañ-sañ ñu ñëw na ma dañ koy changer man leen du ngeen ko fi changer. am nga droit compteur buy dox dara jotu ko buñ koy changer xanaa nañ la wax lu tax ñu war ko changer. mais am naa sañ-sañ lànk. mais bien sûr. d'accord am nga sañ-sañ lànk dans la mesure où boo opposé ñoom dañu war a xam lu tax dem rendre compte seen direction ñu saisir autorité yi parce que nag yow booy jaay ceeb jaaykat bi boutiquier bi yore ceeb di ko jaay yor sa balance mais yow doo créer sa balance bopp wala boo wutee balance di nga ko won waa service poids et mesure mooy métrologie bi may wax ñoom ñu xool ndax balance bi baax na wala déet parce que du balance yëpp a baax ñoom sax bu ñu mënoo di jaay ba pare di créer sa balance bopp même maître ñoom bu ñu naroon ak njub tamit avant ñu koy def compteur yooyu ñu woo leen ci réunion yéen ñi nga xam ne yéen a jiite association consommateur yi. même bu ñu woowul ci réunion compteur yooyu. ñu informé leen jox leen information. ñu informé ñu. loolu moo jaadu woon informé askan wi yëpp nag. def ay communiqué ni ñun kat war nañu mais dañuy ñëw sa kër gàddu benn lettre circulaire jox la lettre bi changé waale sa compteur ci saa si loolu yëgal la xam ne buñ la fa fekkul yow borom kër gi buñ fa fekkee bon bi sax même chose la ñuy def. compteur yi si bit lay nekk sax du nekk si biir. waaw looloo tax mais comme ci sa buntu kër lay ne. looloo tax ñu mën cee joti mais bu fekkoon sa biir kër lay nekk ngay tëj sa kër duñ ñemee dugg sa kër gi. mais comme dañu war a accéder ci compteur bi parce que ñoo moom seen compteur mooy seen nattuwaay moom la ñuy natte liñ lay jaay moo tax ñu ne nañ ko teg ca biti looloo tax aussi bu ñu sàccee compteur boobu wala mu yàqu ñoom dañ la koy fayeeku te ñun dañ leen ni waru leen ko fayeeku parce que bu fekkoon compteur bi dafa nekk sa biir kër bu yàqoo yow yaa am li ñuy wax garde juridique yow yaa war a rembourser bu fekkee compteur bi yàqu na parce que ci sa biir kër la ne yaa ko war a garder mais bu fekkee ca mbedd ba la ne ay nit romb ko foofu yàq ko wala ñu sàcc ko ñu ne la yow foog nga jënd compteur bu bees te newut sa biir kër waruloo sàmm compteur bi xam nga loolu aussi jubadi la te loolu bind nañ ci def nañ ci réclamation aussi. jërëjëf maître Massokhna Kane waxtu wi jeex na ñoo ngi lay sant di la gërëm. maa ngi leen di sant di leen gërëm parce que jox ngeen ñu occasion temps bi doyul mais ba tey jot nañ ci expliquer lu bare loo xam ni ñu ngi yaakaar ni askan wi danañ joti ci lii xam ne moom la ñu wax. et que dana am ay réaction mais li ñuy lancé comme cri mooy association de consommateurs yi def naa ci benn communiqué il y a 2 jours nañu dajaloo pour di dóorandoo di xàccandoo di dóorandoo parce que bu fekkee association de consommateurs yi même bu fekkee am na fii lu mat 20 doyuñu sax pour liggéey bi parce que am na yeneen dëkk yoo xam ñoo ëpp ay association de consommateurs mais bu fekkee kii day jaar gauche kii jaar droite kii jaar fii ainsi de suite doole ja ñu waroon a am pour mën a efficace pour mën a def liggéey bi ni mu waree du ko kii moo tax moo woo leen ñoom ñëpp pour ñu dajaloo bokk pour mën a bokk ay action yu ñuy def pour mën a am résultat bu baax di woo askan wi aussi pour ñu dem ci association de consommateurs yi ñu dajaloo foofu parce que mbooloo mooy doole yow kenn rek mënuloo xeex ak Senelec mënuloo xeex ak Sen'Eau mënuloo xeex ak Sonatel wala kii donc bu ngeen nekkee mbooloo ci association yi ci ngeen di am efficacité loolu tax toujours dañuy wax askan wi nañu dem adhérer ci association de consommateurs kenn laaju leen xaalis mais nañ leen laaj ñu booloo pour mën a nekk doole pour mën a xeex ak ñii xam ni ñoo leen ëpp doole foofu donc loolu mooy appel bi may lancé ci askan bi jërë ngeen jëf sunu mbokk internautes yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal Info TV yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci biir réew mi ak yéen ñi nekk ci bitim réew mbokk yi nag xam ngeen ne atum 2021 ma ngi waaj a jeex ñuy waaj a dugg ci 2022 ñuy ñaan bu baax a baax atum 2022 nekk at moo xam ne atum naataange lay doon atum mbégte at moo xam ne ñëpp dañuy am jàmm at moo xam ne ñëpp dañuy am xéewal gu saawaan baawaan ñu koy ñaanal mbooleem ñi nga xam ne ñooy sunu mbokk internautes yi nekk ci biir réew mi ak nekk bitim réew di ñu topp ci Bawal Info TV mbokki nag bu loolu jàllee dañu leen di defal li nga xam ne moom mooy rétro 2021 émission yi nga xam ne def nañ ko ci 2021 bi ci biir atum 2021 bi yépp dañ leen koy tegalaat
defal leen genre rediffusion maanaam rétro émission yooyu lañ leen di tegal su ko defee ngeen mën a comprendre xam ne du émission bu bees waaye émission yi ñu def ci 2021 bi dañ leen koy tegal benn par benn jërë ngeen jëf wéy leen di ànd ak Baol Info TV.